seetaan seen télévision Rendo TV tey nag dañ leen di wax ne seen émission wér-gu-yaram dafa fas yéene ñëw ci yeneen facette émission wér-gu-yaram léegi émission santé plus lañ koy woowee santé plus nag ku ko dégg rek tur bi méngoo naag liñ ci nar a def lépp loo xam ne dafa aajo wér-gu-yaram dinañ ko traité ci biir émission boobu waaye nag mu mel ni duma wéet ci émission boobu ndax émission boobu dinaa ci àndal ki nga xam ne moom mooy Sonia Boubé. comme ni leen ko Coro waxee yéen a ko doon xaar ñëw na seen émission santé plus mu ngi nii di leen ko defal bis bi nga xam ne mooy mardi ci ban heure Coro mardi lay doon 15h16. kon ñi ñoo ko déggandoo yéen a ko doon xaar mu ngi noonu di ko dalee mardi tous les mardis naam à partir de 15h à 16h ak sama coéquipier bii di Coro. donc bu ko kenn raté xaar leen ko ci Rendo TV waaye tamit ci Rendo FM. téléspectateur yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di seetaan seen télévision Rendo TV tey nag dañ leen di wax ne seen émission wér-gu-yaram dafa fas yéene ñëw ci yeneen facette émission wér-gu-yaram léegi émission santé plus lañ koy woowee santé plus nag ku ko dégg rek tur bi méngoo naag liñ ci nar a def lépp loo xam ne dafa aajo wér-gu-yaram dinañ ko traité ci biir émission boobu waaye nag mu mel ni duma wéet ci émission boobu ndax émission boobu dinaa ci àndal ki nga xam ne moom mooy Sonia Boubé. waxee yéen a ko doon xaar ñëw na seen émission santé plus mu ngi nii di leen ko defal bis bi nga xam ne mooy mardi ci ban heure Coro le 7 mars seen rajo télévision Rendo TV nag dina ànd ak yéen dalal fi ay jàmbaari jigéen waaye nag émission boobu duma ci wét benn yoon dama ci ànd ak ki nga xam ne rek moom mooy Mame Penda Diouf waaye tey nag dafa mel ni dañoo am ay invité damay nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy invité waaye tamit nuyu Mame Penda bu baax. maa ngi lay fay Coro di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di nuyu képp ku ñuy déglu ci Rendo FM ak téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Rendo TV ñu leen di fàttali rek en route vers mars saa su ne nii rek lay demee ak invité yu bees ay femmes leaders femmes fortes rek ñoom ñooy toog fii nii ak képp koo xam ne rek yaa ngi jigéen tamit maa ngi lay njukkal di la ziar fa nga toog ma lay nuyu bu baax. yow tamit di la fay rek di wax ne contentement lay am di bokk ak yow plateau bi waaye nag damay ñëw rek nuyu ñi nga xam ne tey ñooy suñu invité rek muy capitaine Binta Ndiaye ak lieutenant Khoudia Ibrahima bàyyi dama njëkkee rek si ki nga xam ne moom mooy capitaine bi di ko nuyu waaye nag di wax ki nga mu nuyu rek ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Mbour. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa Rendo di jiital si nuyoo bi commandant Daaf waa secteur Eaux et Forêts Mbour ñëpp ñu ngi koy nuyu. ñoo ngi leen di fay xanaa dem rek ci suñu lieutenant bi aussi moom tamit mu nuyu ak askan bu Mbour. auditeur Mbour FM yi ak téléspectateur Mbour TV Rendo autant pour moi Rendo FM ak Rendo TV di nuyu ñu bokk ak plateau bi commencé ko ci sama grande sœur muy le capitaine Binta Ndiaye di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéenay def émission bi ak ñun di nuyu ñi ñuy déglu ñëpp di nuyu nag sapeur pompier yu Sénégal yëpp. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf ñoo ngi lay fay bu baax a baax waaye tamit nag mu mel ni damay ubbeeg yéen rek tey jii nag ngeen nekk ci corps yoo xam ne corps yu complexe la waaye tamit lu métti la damay ñëw rek ci suñu lieutenant Khoudia Ibrahima laaj ko rek tey jii kan mooy Khoudia Ibrahima. bon Khoudia Ibrahima mooy ki nga xamante ni mu ngi juddoo Jolof. nekk Jolof pur dugg quartier depuis 2008 donc am chance su def Bango pendant 2 ans après aussi am chance su def ENSOA mooy école des sous-officiers d'actifs de Kaolack de 2009 à 2011 ñu affecté ma sapeur pompier ma def 2 ans de sergent sous-officier yàlla suturaal ma aussi ma def concours élève officier de la gendarmerie nationale donc j'ai eu à faire 2 ans à l'école des officiers de la gendarmerie nationale donc 2015 ma génn gendarmerie ñibbisiwaat suñu kër parce que bi may dem gendarmerie aussi c'était pour le compte des sapeurs donc bi formation bi jeexee je suis revenu à la maison mère maanaam ñibbisiwaat sapeur et nekk Dakar commandé Dakar ba 2019 ñu affecté ma Mbour may commandé sapeur pompier département de Mbour depuis 2019. mu mel ni ñoo ko déggandoo mais Mame Penda duma yem foofu rek damay xuus ci ki nga xam ne tamit mooy suñu capitaine Binta Ndiaye moom tamit laaj ko rek mu wax ñu tuuti ci moom.
waaw man maa ngi tudd capitaine Binta Ndiaye Cissé nekk jiite secteur eaux et forêt bu Mbour le service départemental man nag Mbour laa juddoo yaroo fi màggee fi jàng naa fi bi ma amee bac laa def jàngale ci jardin scolaire yi jardin d'enfants ñaari at bi ma paree loolu ci laa door a dem école cadre rural Bambey def fa ñetti at def foresterie bi ma paree nag bi ma génnee ci projet laa njëkk a commencé liggéey bi ma fa liggéeyee ba 2004 ci laa recruté dugg ci fonction publique bi ma duggee fonction publique Dakar lañ ma njëkk a affecté dem naa Thiès ñu affecté nañ ma fa tamit en 2009 delluwaat naa fa tamit en 2013 ma delluwaat Dakar 2014 nekk fa comme chef de bureau système d'information comme dama def formation en cartographie ak télédétection ma nekk ci bureau système d'information bu projet nekkaat ci aussi système d'information bu direction eaux et forêt bi mu jógee ma dellu centre forêt comme chef de division suivi évaluation léegi après en 2019 juillet ci lañ ma affecté mu ñëw Mbour comme chef du service départemental des eaux et forêts. mu mel ni rek Mampen mu doon rek jaar-jaar yoo xam ne jaar-jaar yu riis leen capitaine ak ki nga xam ne nag moom mooy leen na liñ fi wax rek dégg nga ko ma bëgg nag nga dugg ak ñoom rek ci question yi. waa Coro ñoo ko déggandoo ñoom nag def nañ parcours bu am solo kon tey jii damay tourner rek ci kii di Khoudia Mar ma koy laajte moom lan moo ko poussé tey jii nii mu doon sapeur. waaw posé nga ma question bu ma neex dans la mesure où bokk na ci question yi may gën di sawar di tontu parce que je pense que nit ki ci li muy yëngu rek d'abord day fekk mu am amour bi loo mën a yëngu ci kaw suuf bu àndut ak bëgg-bëgg je pense que réussite du ci am donc amour dafa jiitu ci ma bëggoon nekk sapeur mais li gën a tax amour boobu ma préserver ko wala ma rayante ba nekk ko mooy dama jàpp ne liggéey yëpp am nañ solo waaye aussi sa mbokk wala kuy jullit wala keneen ku dul jullit maanaam doomu aadama mi nga xamante ne nii li yàlla bind moom la ci gën a fonk nga jóg ne say suba ak say guddi say ngoon yëpp say yitte mooy ku nekk ci tolof-tolof nga xàcc sa tànk tubéy ba génne ko ci loolu pour man métier noble na mais métier boobu it benn gënu ko noble donc par amour la ak aussi bëgg di dimbale doomu aadama yi nga xamante ni dañuy nekk en détresse loolu plaisir la si man moo gën a tax ma maintenir sama cap ne sapeur jusqu'à la mort. Coro ñoo ko déggandoo rek comme li ñuy faral di wax rek ne loo bëgg rek da nga siy ànd ngëm-ngëm ak effort boo ci mënti def rek incha allah yàlla taxaw la ba nga mën see am lu am ay ndam dama si yam foofu rek damay tourner ci kii di Binta Ndiaye ma koy laajte même question tamit moom tamit ana lan rek moo tax moom mu choisir métier bii nii. waaw man métier bi bi ma koy choisir ñetti mbir moo tax bu njëkk bi depuis ma nekk xale dama mës a bëgg garab ndax sama papa dafa amoon ak tool te dama daan dem foofu bu ma ay samedi ay dimanche bu ma jàngi ma bëggoon garab trop sax bëgg lu nekk ci verdure muy fleur muy garab yëpp daal mu nekkoon sama itte bi ma nekkee xale beneen bi mooy bi ma amee bac ne du ma dem université damay dem directement defi formation professionnelle def 2 ans yi ma waxoon sànq ni moom laa def jàngale ma ne lu jëm ci agriculture en grand art moom laay def léegi nag moo tax ma choisir Bambey mais moom gisoon naa ne sama mbokk forêt yi surtout jigéen bëriwu fa woon ma ne daal je vais relever le défi comme forêt dama daan gis benn nit ñaari nit ma ne pourquoi pas man au lieu may dem def beneen métier man forêt laay def comme depuis ma nekk xale dama mës a bëgg forêt loolu moo tax bi ma demee Bambey def première année tronc commun deuxième année bi j'ai pas hésité dama tëb rek ne man foresterie laay def te foresterie bi temps yooyu metti woon na parce que ñun Ziguinchor lañu waroon a jàngee ci suñu 2 ans mais dama ne non damay dem dugg si góor yi comme dama mës a bëgg affaire góor léegi damay dem ànd ak góor yi dem defi foresterie occasion boobu bi ma ko yàlla joxee dama si profité.
kon Coro ñoo ko déggandoo ñoom nag yaakaar naa ne ngëm-ngëm ak Pastef ak bëgg-bëgg moo tax rek tey jii ñu am tey lii ñu doon wala tey ñu nekk lii ñu doon ma bàyyi la rek nga wéyal ba ci kanam. man dama naan c'est rare rek milieu yi nga xam ne nekk ngeen ci rek nga gis ne jigéen dafay intégré milieu yooyu mu doon nag loo xam ne lu métti la waaye nag capitaine ba tey yow laay des rek nga ñëw ak ñun ci devise bi nga xam ne moom la waa Eaux et Forêts am ak tamit jafe-jafe yi nga xam ne da ngeen koy rencontrer ci biir milieu boobu. waaw ñun waa Eaux et Forêts xam nga suñu devise mooy mieux gérer pour survivre te dañu nekk si métier boo xam ne métier bu transversal la booy xool lépp la ñuy def te mu jëm ci alam bi ressources naturelles lépp nga xam ne muy gàncax muy ndox muy rabu àll yëpp ñun dañ ciy jóg loolu moo tax suñu métier fépp lay dugg même dañuy liyeewu sax ak sapeur très souvent parce que suñu activité yi dafa def muy agriculture muy sapeur muy gendarme police ñëpp activité yi ñuy def dañuy liyeewu ak ñoom loolu moo tax mu nekk liggéey bu am solo liggéey bu metti nag bu am solo mais bu metti wante nag comme ni nga ko waxee rek amour du travail daf lay pousser ba lépp liggéey bi nga xam ne gestion des ressources naturelles lay doon nga xam ne moom mooy nekk xolu doomu aadama boo si nekkee da nga ciy sawar loolu moo tax mu nekk liggéey bu am solo bu surtout nag si département Mbour bi ñu nekk nga xam ne enjeux yi en matière d'environnement dafa am solo. waaw mu mel ni rek wax nga lépp nag doon na liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la tamit fii ci Mbour ndax gis neen ne environnement bi képp koo xam ne da koy protéger rek kooku ku ñu jara jaajëfal la waaye nag kenn du rek ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy waa sapeurs-pompiers sauver ou périr moom loolu dafa doon lu am njëriñ ndax da ngay tayal sa bakkan pour rek sauver li nga xam ne moom mooy nit tey ji yan jafe-jafe ngeen di rencontrer ci liggéey boobu. jafe-jafe comme li nga ko waxee léegi je pense que suñu devise la ñëpp xam nañ ko devise boo ko xasee jàng rek da nga koy dund quand on dit sauver ou périr ça veut dire que xam nga ne fi ngay jëm parfois mën na nekk danger mais yow booy génn sa kër danger bi da nga koy fàtte parce que sa slogan wala sa doole mooy nan laay def ba la may dem pour sauver ji mu mën ko sauver ba dara du ci am tolof-tolof donc souvent problème yi ñuy jànkoonte rek mooy problème mu ñàkk compréhension wu ñenn ci population bi du ma ne ñëpp parce que du ñëpp a mel noonu mais te ñëw ñu sax je me dis comme ni ma wax léegi ñàkk compréhension la maanaam xamuñu mais bu ñu xamoon peut-être duñu comporté woon neen ni souvent li ñuy gën a sonal mooy ñiy fooyee téléphone yi foofu laay commencé waaw ki jënd téléphone am ci marché bi di essayer di xool ndax am na connexion wala ndax réseau bi baax na mu woote 18 allo sapeur nga ne oui allo mu ne yaa ngi may dégg waaw maa ngi lay dégg kay kon baax na bi ma jënd baax na rek xam naa loolu sama mbokk séeréer yi ñoo koy def xam nga tukulóor duñu def yooyu donc loolu bokk na ci li ñuy sonal leneen li ñuy sonal souvent aussi mooy ñu woo la nga génn di dem mais taseeg ñenn ñoo xamante ne nii buñ déggee pain bi du tax ñu xàllal la yoon du coup day gën a bokk ci li ñuy tardeel ci liggéey bi mais bu yooyu yëpp weesoo quel que soit alpha ñun boo ñu wooyee rek ak heure boo ñu mënta wooyee dañuy bàyyi suñu yitteeg suñuy lépp ñëw parce que loolu mooy suñu devise waaw. mu doon loo xam ne nag lu am njëriñ la waaye tamit ndax parfois métti na liggéey bi dafa métti dem parfois mosula arrivé nga dem ba nga xam ne nag endroit bi war nga fa mën a dugg nga reculer. non xam nga lu tax loolu du am parce que balaa ngay wàcc sur le terrain c'est parce que tàggat nañ la ci loolu xam nga ñun ñëpp militaire dañuy jaar fi li ñuy wax ci formation te nit ñuy former dañuy former de sorte que li ñuy wax mooy entraînement difficile guerre facile maanaam dañ lay teg épreuve yoo xamante ne nii pour nga jànkonteeg loolu ci jamono sax lu jafe lay doon maanaam dañ lay préparer fi gën a rëy ba nga xam ne bu ëllëgee loo mënta jànkonteeg di nga mën a affronter loolu donc du coup je ne pense pas que ñu mën a jàkkaarloog jéeya muy accident muy lakk boo xamante ne nii ñun dana def marche en arrière parce que loolu bu ñu ci tolloon rek mooy suñu devise dundatuñ ko te ñun suñu devise moom la ñuy añee moom la ñuy reere moom la ñuy dékkee on sauve
même si on doit périr on va sauver donc jafe-jafe mënul ñàkk mais on fonce toujours jusqu'au bout. di leen di jaajëfal bu baax waaye nag mankaan ne bëgg rek nga dugg ak ñoom ci côté rek jigéen ñu mën góor leen tey jii dañoo gis rek ñu nekk ci domaine boo xam ne c'est rare ñu gis li nga xam ne moom mooy jigéen mu diriger foofu tey nag ñoom ñuy diriger ñi nga xam ne ñoom ñooy jox ordre góor ñi tey jii ma bëgg nga dugg ak ñoom foofu. waa Coro comme ni nga ko waxee rek jamono ji dañoo toll foo xam ne ñu ci ëpp jigéen ñi dañuy nekk ci raaya boo xam ne ñoom ñooy jiite góor ñi mais des fois yaakaar naa ne xam naa ne sama mbokku góor yi dinaa leen kaañoo foofu tuuti ndaxte ñoom yaakaar am nañ kersa wala ruslu goo xam ne jigéen moo leen naan defal lii ma lay laajte yow Binta Khoudia Mar ana yow naka ngeen di dundee loolu noonu. waaw loolu moom aussi dañ koy sante ñi nga xam ne ñoo jiitu ci quartier gi parce que ñun bi ñuy ñëw quartier dañ fi fekk règlement te quand on parle de militaire on parle souvent de discipline yar bi déjà Bango li ñu lay njëkk a jàngal sa leçon mooy la discipline militaire fait la force principale des armées c'est-à-dire nit ku yaruwul mënoo nekk militaire te yar boobu dañ la koy inculquer de sorte que même li nga xamante ne ni mooy grade et appellation da nga koy xam da nga koy naan da nga koy dund. Du coup problème boobu li tax ñun duñu ko am mooy militaire bu nekk sous les drapeaux di nga xam ne lii mooy sa wareef quelle que soit la personne qui est devant toi maanaam muy jigéen muy góor xam nga ñun kañ la ñuy sentir ne ñun jigéen lañ suñu ñibbee suñu kër yi ba sol suñu taille basse wàccee suñu greffage waaw wala ñu sol suñu escarpin ànd ak suñuy sëriñ di dem ziyaare ji mais bu ñu solee suñu tenue sol suñu beere taxaw ci kanamu xale yu góor yi yàlla suturaal na xale yu góor yi suturaal ñu ñun tamit de sorte que ñoom xam nañ ne ki taxaw ci seen kanam certes c'est une femme mais vêtue en sapeur-pompier mais xam nañ ne li tax mu taxaw fii mooy institution la teewal maanaam loolu man pour man ci domaine sapeur et normalement ça doit être partout pareil duñ ci am benn problème maintenant nag mënul ñàkk pour un début nit nekk à la défensive maanaam ne kii de jigéen la mënul ñàkk ñun ñëpp dégg nañ ko mais loolu ñu jox force kii de jigéen jooju la moo tax ñuy dawal règlement ba kenn du gis suñu faay kenn du gis suñu féminité fu ñu gisee ñu sol tenue taxaw suñu kanamu naataangoo góor rek suñ tekkiwul suñu bopp ba nga gis suñuy musóor wala suñuy létt doo xam ne jigéen a taxaw loolu sant yàlla bu wér la comme ni mu ko waxee rek Coro sant yàlla bu wér kon nag yaakaar naa ne xale yu góor yi jigéen ñaa ngi seen kaw ma tourné rek si suñu yaay ji toog yow tamit ana naka ngay dundee ñi nga xam ne mooy góor ngeen nga nekk seen supérieur ba pare nga leen di sanctionné ak yooyu noonu yan problème nga siy jànkonteel. waaw naa ne loolu tamit question buy neex a tontu lay doon parce que ñun bi ñu duggee Eaux et Forêts dañoo liggéey ba suñu supérieur wóoluñu jox ñu ay service yoo xam ne dañuy jiite ay góor di jiite ay jigéen te defe naa ni ko leen naa waxee corps yi ñu nekk la xam nga bu ñu nee corps militaire corps paramilitaire dafay am ordre bu fay nekk ordre bi day nekk ordre bu ñuy respecté mu nekk góor nekk jiit wala mu nekk jigéen nekk njiit ordre bi da nga ko war a respecté l'essentiel moom mooy liggéey bi na jaar yoon kenn ku nekk xam nga hiérarchiquement kan mooy sa kilifa te loolu bu ñuy tàggat parce que ñun aussi def nañ service militaire te bi ñuy def service militaire xàmmewuñu góor xàmmewuñu jigéen góor bi li muy tëb moom la góor jigéen bi activité bu góor bi def rek jigéen bi daf koy def léegi kon soo demee aussi ba ñu jiital la si fenn nga nekk góor a nga nekk jigéen te nag jigéen ñi nag gàcce ngaalaama parce que ñu bëri seetlu nañ ne service yi jigéen yi jiital service yuy dox la waaw parce que xam nga ñun dañu yor ñaari rôle dañu yor rôle yaay yoru sœur ba pare nag nekk yoru njiit xam nga rôle yooyu soo ko boolee il faut nga mën a gérer personnel te boo fekkee da ngaa nekk benn manager bu mën a gérer un personnel je pense différence boobu du am ku nekk bu xamee cër bi nga am ci liggéey bi cër bi nga war a jox sa moroom defe naa coono du am du yombul parce que jiite ay góor comme ni ñu ko waxee rek bu ñu nee jigéen la rek nit ñi dañuy dugg ci góor moo war a jiite jigéen mais sa liggéey sa cër bi ñu la jox soo ko toppatoo normal def ko comme ni nga ko war a defee du ñu xàmmee góor bi ak jigéen bi waaw loolu moo tax difficulté yu ñu ci mën a am rek danañ fexe ba gérer ko ba suñu liggéey li tax ñu teg ñu fi ñu teg dinañ ko def nu mu waree te benn différence entre góor ak jigéen du ci am
kon Coro ñoo ko déggandoo man li may faral di wax rek mooy ñaari loxoy takk tubéy te mooy takk sër te bépp service boo xam ne góor mi ngi koy def tamit jigéen mi ngi koy def Coro ma bàyyi la rek nga wéyal ba ci kanam. mu mel ni nag jigéen ñi léegi ay jàmbaar leen te bàyyeetuñ dara rek ñi nga xam ne nag ñoom ñooy góor ñi waaye nag ba tey nag ci capitaine rek laay des moom nag dama lay laajte tey jii bi nga duggee ci milieu bi ba léegi ndax dund nga ci lenn loo xam ne doo ko mës a fàtte. waaw day am mu nekk ci côté bànneex mu nekk ci côté lu metti parce que côté bànneex damay faral di wax ne am na benn acte bu ma Eaux et Forêts defal muy 8 mars 2019 du ma ko mës a fàtte bi ñu ma jëlee comme pionnière le président son excellence le président monsieur Macky Sall ñëw décoré ma loolu nekk na lu ma neex te lu ma ko mës a fàtte mu parce que loolu cër bi yëpp Eaux et Forêts ñoom ñoo ko waral yeneen yi nag mu nekk yu metti day nekk ay activité de terrain la activité yoo xam ne da ngay dem ci àll bi di liggéey buy metti lay doon mais yooyu comme niñ la tàggatee rek dañ la wax ne li nekk sa cër lu mu metti doo bàyyi mi ngi mel ne comme booy fay daay comme ñëpp xam nañ ne fay daay dafa metti léeg-léeg dañ lay woo 22h ba 21h ne la am na benn daay bu am mais da ngay obligé nga dem muy jigéen muy góor amul da ngay dem te mu nekk ci milieu yuy metti parce que dina nekk guddi da ngay obligé des fois boo demee ba sës ba mënatoo da ngay woo sapeur mu ñëw mu jàppale la xam nga loolu liggéey la buy metti mais nag munoo def ginnaaw parce que nit du la woo mukk ne la dañuy ab daay am na ngay tëdd sa kër di nelaw di nga jóg waaw quelle que soit heure bi ak quelle que soit distance bi di nga jóg dem def sa liggéey boo demee nag ba xam ne lii mënul sotti sapeur suñuy naatangoo lañ dañ leen di woo ñoom it ñu ñëw jàpp si liggéey yi yooyu tamit ay liggéey yu metti la léeg-léeg aussi lu jëm si affaire u dagg garab léeg-léeg aussi ñu am ci ay tolof-tolof mais nag lépp dañ koy teg si suñu liggéey la même bu fekkee da ngay am ay problème sur le terrain da nga fexe ba gérer ko ba nga xam ne problème yooyu après ay souvenir lay doon. ma dem rek ci liir na moom tamit laaj ko lan moo ko gën a marqué bi mu dalee di liggéey ci milieu bi ba léegi. Bon comme ni ko capitaine bi waxee rek li ñuy gën a marqué mën na nekk lu positif comme parfois aussi loo xamante ne nii day des ci suñuy xol. Souvent je commencerai par li nga xamante ne nii des na sama xol mooy bi ñuy nekk sergent sous-officier temps yooyu dañ daan monter ambulance xam nga nekk quartier bokkul ak nga nekk sapeur c'était la première fois jigéen sapeur di monter ci ambulance muy Dakar parce que yàlla def na man maay sapeur bu njëkk comme sous-officier nekk aussi sapeur bu njëkk bu jigéen comme officier à la brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal. Donc du coup quand su ma daan monter ambulance Dakar xam nga ñun dañuy wax ak rajo yi soo waxee ci rajo bi rek da ngay dégg yeneen naataangoo yu góor yi naan tey de bàjjan moo monter parce que y avait qu'une seule voix féminine bu ñuy dégg à travers loo xam ne mësuñu ko dégg donc nekk na loo xamante ne nii neex na ci xol mais li ma ci gënoon marqué aussi mooy premier jour bi ma monter ambulance dem intervention corps sans vie. corps sans vie maanaam avant may nekk sapeur musuma gis néew donc du coup nga ñëw mu nekk corps sans vie mu ànd ak moom yóbbu ko hôpital ba dugal ko ci morgue bi donc quand je suis retournée bi ma ñibbee ba suñu kër pour dire vrai guddi googu sax géwantu naa ko parce que dafa desoon sama xol beneen bi mooy benn jour ñu woo ma intervention fekk comme ni ko capitaine bi waxee ay yaay lañ dañuy woo fekk ñu ngi yor suñu bébé comme ñëpp mais quand on m'a appelé en intervention fekk maa ngi nàmpal sama doom ñu woo ma yàbbi ween bi teg dem ci intervention bi j'ai trouvé foofu ñoo xamante ne nii seen yaay malheureusement des nañ ci accident bi mu nekk ay bébé donc bi ma ñëwee ba jëlaat bébé yooyu sur le terrain sama xel dafa dem ci sama bébé bi ma bàyyi kër ga donc du coup je me suis dit que ni li ñuy liggéey neex na mais am na yoo xam ne souvent day des suñu bopp te buñ ci góorgóorluwul rek période bi ñu war a liggéeyee sur le terrain day yàq suñu concentration mais yàlla dimbale nañu ba bu ñu nekkee sur le terrain moo tax chance su am jigéen ci corps yi dafa am solo parce que boo nekkee jigéen nekk sapeur wala nga nekk eaux et forêts am na yenn intervention yoo xamante ne ni jigéen mooy gën a adapté wu pour def ko parce que je donne l'exemple bi ma joxe léegi accident boobu bébé yi ca nekkoon man à la fin je n'étais plus le commandant des sapeurs-pompiers de Mbour waaye dafa mel ni maa nekkoon yaayu bébé yooyu au finish j'avais laissé les hommes ñu gérer intervention yi man je m'occupais plus des enfants yi nga xam ne seen yaay des na ci accident bi
muy loo xam ne lu ñu marqué la quoi. muy rek benn liggéey neexul lu nekk rek nga di ko def bés day ñëw nga jànkonte ceek loo xam ne dafay métti loolu nag dalay marqué ba à chaque fois rek mën nga di ko dundaat waaye tamit di souveniru ci loolu tey nag Mame Penda ba tey ñu invité rek ñaari jàmbaaru jigéen ñaar ñoo xam ne nag milieu bu ñu nekk mën naa wax ne ay jàmbaar leen dirigé neen ay góor ñu bëri nag dañu jox ay ordre ay góor ñu bëri loolu di feddalewaat rek valeur bi nga xam ne jigéen am na ko waaye tamit gëdd gi nga xam ne jigéen am na ko léegi nag benn jigéen rek toogatul kër ga wala nag naan fii nii góor a fa wala dem man waruma ko dem tey nag ma bëgg rek nga yow tamit ñëw dugg ak ñoom ci biir rek mission yi nga xam ne ñu ngi koy def. comme Thioro ni nga ko waxee rek jamono ji jigéen dara faqatul ko ndax moom lépp mi ngi koy def lépp lu góor di def tamit mi ngi koy def te tamit comme niñ ko waxee rek bépp liggéey yombut ndaxte ñoom à chaque fois am na moment yoo xam ne day nekk ci seen xol nekk ci seen xel à chaque fois mais loolu rek ñuy xam ne mayu yàlla la tamit te itam liggéey bee ko laaj may ñëw rek ci capitaine moom tamit mu daal di ñuy wax ana yan mission la waa Eaux et Forêts di def. waaw mission bu ma koy tënk ci bu ma nee gestion des ressources naturelles lépp mi ngi ci jëm ci nan la ñuy def pour alam bi mën a ñoŋ waaw bu dee olof bi noonu la alam bi mën a ñoŋ mu jëm ci li ñuy wax garab yi mu jëm ci faune bi muy rabu àll yi loolu lépp nan la ñuy fexee ba nit ñi mën a am luñ mën a dundee te àll bi du yàqu mooy satisfaction des besoins des populations muy reboisement bi mënuñu def pour fexe ba daay yi wàññeeku nu ñuy fexe ba forêt yi gën a yokk surtout ci ville yi mooy des jardins urbains lépp lu jëm daal ci àll bi ak ci rabu àll yi nan la ñuy fexe daal ba mu suqaliku tey ñëpp gis ci seen bopp. mu mel ni rek ñoo ko déggandoo man mi sax am na yenn mission yoo xam ne wax na ko fi te xaw ma ko woon ma tourné rek ci kii di lieutenant Khoudia Mar moom tamit mu wax ñu ana yan mission la ñii di waa sapeur di def. waaw waa sapeur moom mission yi ñu def bari na yaatu na déjà ñun li mission bi nga xamante ne ni moom la gars yi la nit ñi gën a umpale mooy mission préventionniste ñun avant ñuy nekk des acteurs yoo xam ne dañuy dem sur le terrain. dañoo nekk ay acteurs yoo xamante ne nii seen yëngoog seeni dal yëpp mooy naka la ñuy def déjà ba jéeya du am maanaam ñun dañuy yëngatu ci li ñuy wax la prévention nag bu ñu koy wax maanaam nga fàggu ba jéeya du am loolu dañ koy def ci par exemple même bâtiment bi ngeen tabax muy R+2 ngeen def ko rajo balaa ngeen koy tabax sax sapeur dina joxe avis bu ngeen di tabax sapeur dina ñëw xool bu tabax bi pare sapeur dina ñëw xool moment bi ngeen di exercer sapeur dina ñëw xool loolu lépp accompagner population bi la ba nga xamante ne nii dinañ fàggu jéeya ba dul am loolu ni ñu koy defee ci bâtiment yi noonu lañ koy defee ci ERP yi maanaam établissement recevant du public yi noonu lañ koy defee ci marché yi dugg ci marché yi de temps en temps wax ak ñoom na leen bu leen taal fii gaz bu ngeen di wàcc débrancher leen seen i loolu xam nga yooyu ay prévention la parce que xaaruñ ba lakk am ñu def ko donc noonu lañ koy defee aussi ci école yi ñëw jàngal xale yi naka la ñuy defee premier secours pour que ëllëg bu amee lu ndaw lu dal benn élève balaa sapeur di yëg si sax moroomam mën na ko taxaw donc yooyu yëpp ay mission yoo xamante ne ni li ñuy wax ci prévention la bokk. maintenant aussi y a des missions opérationnelles maanaam ñi nga xamante ne nii am na ba pare jéeye bu am muy accident muy lakk muy jaan ju nekk ci école muy ku daanu ci teen. muy ay jéey yoo xamante ne nii parfois nit sax du xalaat ne war nañu woo sapeur ñu woo sapeur maintenant même bu ñu wooyee parce que du ñëpp xamuñu lan mooy mission sapeur parfois nit woo ñu mission boo xamante ne nii peut-être sama sœur moo fa war a dem wala peut-être service d'hygiène moo fa war a dem yooyu comme ñun dañuy liggéey en collaboration avec tous les autres services dañuy woo ki nga xamante ne nii moo war a dem mu dem n'empêche parfois nit wooñu mu leer na ñun ñoo ko war a def parce que amul benn service bu compétent pour ça ñun dañuy déplacer wu dem def li ñuy wax en français lever le doute maanaam dem xool
bu amee xayrun ñu defar affaire bi ba mu baax bu dee amul it ñu dellusiwaat suñu camp donc liggéeyu sapeur moom dafa yaatu ci domaine yëpp quoi waaw. kon Thioro ñoo ko déggandoo mu mel ni am na solo lool que ñi tamit dañ fee nekkal ñi nga xam ne ñoo di réew mi te dañoo nekk fii tamit di jàppale ñi nga xam ne ñooy askan wi ñu bàyyi ko xel bu baax te jàpp mission yooyu le ma bàyyi la rek nga wëyal kon. mu mel ni nag ni nga ko waxee noonu la dañu jàppale que ni mission yi nga xam ne nag joxe nañ ko muy waa Eaux et Forêts at ñi nga xam ne nag ñoom ñooy sapeur tey jii gis nañ ne nag mission yu bëri ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi comme ni ko Liena bi waxee ñoom xamuñ ko dangay woote nit ki dangay woo nit ki ci place bi nga xam ne keneen moo fa waroon dem donc nag dee leen di déglu rek pour xam ku nekk rek lan mooy liggéeyam waaye nag sama question bi ki ko moom rek mooy capitaine Binta Ndiaye. Capitaine Binta Ndiaye dañoo gis ne wàllum forêt dafa sooxe fii ci au niveau de Mbour tey ji yan mën na ban bilan leen mën a wax ne comme ça bu doon tey def ngeen ko fii Mbour lan lay doon. waaw bilan bi ñu def moom bilan bu yaatu la. waaw parce que ci activités yi nga xam ne ñun moom lañ war a def muy suñu liggéey ay bilan yu positif lañ ci def ndaxte côté reboisement defe naa ne at yi def nañ si lu am solo côté production de plan moom mooy pour defar ay njëmbat ay plan yoo xam ne moom la nit ñi war a jël di ko jëmbati def nañ ci production bu am solo côté reboisement aussi mu nekk ci école yi mu nekk ci axe routier yi maanaam ci yoon bi mu nekk ci jàkka yi ak mu nekk ci buntu kër yi def nañ ci liggéey bu am solo reboiser nañ ci quartier yi ak communes yi reboiser aussi te ànd ci ak population bi parce que man loolu daf ma marqué la population de Mbour du département de Mbour xarañ bi ñu am ci bëgg bi ñu bëgg garab daf ma marqué nag sama passage à Mbour loolu bokk na ci li ma gën a marqué bu production de bu campagne de reboisement jotee da ngay gis chaque jour demande yi day tegu ba dañ naan ñun est-ce que ñii sax dinañ leen mën a satisfaire mais te ku ci jël ci garab dem nga jëmbat ko boo xoolee léegi buntu kër yëpp am nañ ay garab école yi am nañ ay garab li ñuy wax jardin fruitier sax nga xam ne moom mooy delloosiwaat garab bu ñuy lekk ci école am nañ plus de 15 écoles yoo xam ne am na ay jardin fruitier def nañ ko ci biir département bi mu nekk lu am solo parce que ñun bi ñu nekk xale dañ daan gis ay limon ay mango ay darkase suñu biir école yi mais léegi loolu fexe nañ ba mu dellusiwaat parce que yàq bi dafa bëri woon lu jëm ci forêt yi aussi am na yàq gaa moom dañ koy reconnaître parce que am na ci ñoo xam ne ñoom garab dagg rek lañ ci xam mais nag ci sensibilisation yi ñuy def muy réunion yi nga xam ne moom la ñuy jël di ko def di ci ànd ak communes yi di ci ànd ak relais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk chef de brigade yi ak triage yi nekk ci zone bi ci communes yi nekk ak arrondissement yi sensibilisation yi tax na lu bëri wàññeeku na ba forêt bi boo xool am na zone yoo xam ne dañoo dégradé woon mais zone yëpp léegi mi ngi ñëwaat kon loolu xam nga bilan bu positif la feu de brousse yi aussi ni mu daan amee ay daaw jéeg daaw ni feu yi daan bëree léegi moom sapeur sax xam nañ ne wàññeeku na parce que li ñu leen woowee sax wàññeeku na kon déjà loolu wàññeeku na kon bilan bi moom mënuñu fee toog sax di ko lim yëpp mais li ñu ci mën a jàpp daal mooy population Mbour ñu ngi adhéré wu carrément ci activité Eaux et Forêts di si jàpp ba nga xam ne liñ ci bëgg yëpp daal incha allah dinañ ko ci am. mu mel ni nag ci loolu laa lay rejoindre rek ñu dem jëli témoignage yi nga xam ne am neen ko ci kii di capitaine Binta Gueye. maa ngi leen di nuyu bëree bëri bàjjen bi maa ngi tudd Ndeye Oumy Ngom di xaritu Binta Ndiaye bu ko baax a baax ku bëgg ay mbokkam ku xam àddina di jullit di dimbale doomu aadama dimbale ay mbokkam bëgg leen nit sax way jàppale bëgg laa jox ci mbooloo dara da lay woo ba bureau wala ma woo la ba sa kër
mu jox la lim lay jox gis nga fii bu fi ñëwee di jënd dara ñi fi dendal mu leen jox dara sax da koy denc ni ma négal ba ma dem su ma demee nga jox leen nit ku baax la ku xam àddina bëgg na ay mbokkam amul benn problème mu àddina te jullit la lu jullit def yëpp moom lay def ndax baax rek lay def te lu baax rek lay dox te lu muy def it sutura la yëppam sutura la nit ku baax la ku am kóllëre ku bëgg ay mbokkam am sutura trop waaw man ak moom ne bi ñu àndee lu yàgg la ñu sama xarit jàppale na ma côté bu nekk boo xam ne samay mag samay doomu aadama ñëpp jàppale wuñu moom moo ma fa taxaw na ma fa lu ne moom ma ko defal xaw ma kenn ku dul moom te lu baax rek laa xam te lu may defal li sutura la may defal. na ngeen def sëñ bi ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm ak xéewal di ñaan seen liggéey yàlla yokk ko ci jàmm ak ànd ko barkeel kee moom lu ngeen laaj Binta Ndiaye moom lu ngeen laaj ci ñun ci xalaat ci ñun baax yaru macha allah am suñu jàmm luñ dugg ñun mu ngi ci jàmm ak salaam lu ñuy def ñu bokk ko bëggi mbokkam bëggi dëkkandoo bëggi ñëpp Binta moom bu ngeen laajee ci ñun ci moom dañ ciy sawar ndax macha allah moom sarafat di ko ñaanal jàmm ak xéewal yàlla liggéeyam barkeel liggéeyam seen barke yàlla ci kaw ca kanam man na sama xol dafa tooy bu ma tudd sama yaay mooy loolu merci beaucoup. asalaamaaleykum man la Marietou secrétaire au secteur forestier de Mbour waa di wax suñu témoignage ci suñu capitaine bi muy capitaine Binta Ndiaye Cissé chef de service départemental des eaux et forêts de Mbour. Bon li ñu mën a wax ci moom en tant que capitaine en tant que maman en tant que sœur dafa changer secteur bi xar boo xamante ne xaru jigéen moo fi nekk maanaam bon yaatu na baax na amul dara lu ñu mën a wax ci moom bien vrai que chef de secteur yu bari jaar nañ fi parce que man def naa fi plus de 20 ans ñu bari jaar nañ fi bon amuñu benn problème zéro faute vraiment. mais moom dafa nekk jigéen boo xamante ne dafa toog toogaayu yaay toogaayu sœur toogaayu lépp la toog fii ci secteur bi vraiment bu loolu jàllee man li ma gën a neex ci moom sax dafa oyof soo ko fekkee fii mu toog bu solul tëni doo xam ne kii mooy chef de secteur bi tant que waxul doo xam ne moom mooy chef de secteur wanewu ko jëfewu ko kon vraiment dañ koy ñaanal ci journée de la femme bi ñu jëm le 8 mars bi yal na ko ci yàlla defal ay promotion yu bëree mu jik ko waa secteur bi kenn merewu ko en tant que chef de service départemental kenn merewu ko vraiment te doomu Mbuur la ñoo ngi koy sant ci turu secteur bi daami tey nekk ñu fi maa fi nekk mais vraiment merewuñ ko daal waaw merci beaucoup. asalaamaaleykum nuyu naa leen di leen di jaajëfal ci seetsi bi donc man la sergent Marie Jeanne Ndong nekk fii au niveau du secteur forestier de Mbour en même temps chef de triage de Popenguine donc di rafetlu ñëw bi rek ngeen seet ci suñu patron di suñu capitaine di suñu yaay di suñu lépp di suñu bàjjan donc wax ci capitaine moom day xaaw a jafe ndax jikko yim làmboo moo bëri donc nekk na njiit boo xamante ne galon sonalu ko leneen sonalu ko moom elle est très sociale yaay la ci ñun bàjjan la ci ñun maam la ci ñun xarit la ci ñun confidente la ci ñun donc on se sent chez nous jooyu ñu parents jooyu ñu yaay jooyu ñu ndey donc fi ñu nekk nii au niveau du service avec tous les agents moom jàmm la sekk ak ñoom donc on peut dire que harmonie bi mu ngi fi jàmm jaa ngi fi salaam baa ngi fi lu mu am bokk na ko ak ñun donc ñun daal mun nañ ne ñoo fi gën chef waaw on le dit haut et fort te rusuñ di ko wax ñoo fi gën chef parce que moom elle a le sens de l'écoute dina la déglu dina oyof na dina la responsabiliser dina la booster nga travail dina la won le bon chemin donc wax ci moom daal du nekk lu yomb donc li mu làmboo moo bëri ni ma ko waxee harmonie bi baa ngi fi jàmm jaa ngi fi ci lem moom la yaatal nañu uuf nañu soxoreewuñu donc elle est ouverte à tout le monde. Ici c'est la pépinière. D'accord.
Bon, c'est Hassan Ndiaye, stagiaire, agent technique des Eaux et Forêts et des parcs nationaux. Nous voici au niveau de la pépinière du secteur de Mbour. Une petite pépinière qu'on a élaborée ici pour la fourniture des plants ombragères que plants fruitiers. Donc vous voyez les planches que nous avons ici. Ça c'est l'espèce Terminalia mantalis. Ça c'est des cordias. Tout ça c'est des ombrages. Ça aussi c'est des Terminalia. Là-bas on a des Senaceamea. Ici nous avons aussi des cordias, des hautes tiges de l'année passée. Donc qui vont être utilisés aussi cette année pour avoir des hautes tiges. Ça vous avez les plants fruitiers comme l'espèce que nous avons ici, le cocotier de part et d'autre. Donc en quelque sorte ce sont les espèces qui restent de reboisement de l'année passée. Parce que la pépinière est un espace qui est aménagé pour la production des plants qui sont destinés au reboisement. Donc, pour les espèces ombragères et que fruitiers, on va essayer aussi de regarnir la commune, comme on le dit, de participer au reboisement, surtout au niveau des établissements. Parce que cette année, nous avons commencé à faire revenir l'espèce fruitier au niveau des reboisements dans les jardins fruitiers qu'on a dans les écoles. Donc un peu partout au niveau du département de Mbour. Donc en quelque sorte, et ce processus passe par plusieurs étapes. Là-bas, on fait le compostage. Vous voyez là-bas, le compostage. On fait le compost. Ça, il y a du fumier de vache et des débris de feuilles de filao que nous avons ici. En première partie, si ça se décompose, on mélange avec du sable pour maintenant remporter au niveau des gaines. Ça sera le substrat qui va maintenir l'espèce. Il y aura les éléments qu'il faut pour le bon développement de la plante en quelque sorte. Donc ici c'est un espace qu'on a aménagé seulement pour la production de plants. Il y a une autre pépinière plus grande, mais cet espace est aussi utilisé pour produire des plants. Bon, c'est le chef du secteur du département, le secteur des Eaux et Forêts de Mbour. Il gère tout le département. On a aussi des brigades qui sont dans les communes. Donc le rôle principal du capitaine, c'est le rôle des Eaux et Forêts. La préservation et la protection de notre environnement, plus particulièrement des forêts que nous avons ici dans ce département. Que pouvez-vous nous dire sur elle? Sur elle, beaucoup de choses. Mais pour résumer, j'aime beaucoup sa rigueur. La rigueur qu'elle a dans le travail. Très déterminée à faire des résultats. Donc une personne vraiment à féliciter, à encourager encore et à soutenir dans ce qu'il veut faire pour le département. Et pour aussi la forêt au niveau de notre département de Mbour. Kon asalaamaaleykum man maa ngi tudd Abdoulaye Sène di mag si Binta Ndiaye capitaine Binta Ndiaye Cissé man maay seen mag fii si kër gi la màgge. Bon li ma mun a wax moom mooy peut-être si moom sama rakk la boo xam ni jege na ma trop ndaxte man maa ko yar. Man presque bu ma bàyyee sama étude ma suspendre ko après le bac def une formation d'enseignant, c'était pour les soutenir parce que famille bi ñu nekkoon nañ famille boo xam ni on n'était pas très démunis mais seulement doole parents yi amuñu woon doole. Alors il fallait me couper samay études pour ne pas faire des études supérieures. Ma dem def sama formation d'instituteur commencé jàngale en 79. Donc moom bi may jàngale moom déjà elle n'avait que 9 ans. Donc c'est une fille, bon une femme boo xam ni durant tout son cursus scolaire elle a été très brillante ndaxte du CI jusqu'à l'obtention du bac elle a franchi tous les obstacles. Bi mu paree aussi bagam comme yàlla def na aussi mu amoon jëkkër muy Mahamad Cissé yàlla def kooku fayal ko ses études au niveau des cadres ruraux de Bambey foofu la génnee comme ingénieur des eaux et forêts. Donc
ku attaché wu ak man la woon moom ak sama yeneen rakk yi mais surtout moom ak beneen rakkam bu jigéen bi nga xam ni mu ngi Louga à l'hôpital régional comme nan la tuddati sax kinésithérapeute parce que ñooñu ñoo nekkoon jigéen ñi nga xam ni ñoo gënoon tuuti ci famille bi te aussi ñoom ñoo nekkoon ñi nga xam ni dañoo attaché woon ci man respecté ma fonk ma di ma jàppale ci côté bu nekk ndaxte lépp loo xam ni dugal naa ko ci ñoom dañ ko accepté woon li ci nekk moom mooy bi nga xamee ne dem na ba nekk aussi fonctionnaire nekk capitaine terewul lépp loo xam ne mu ngi ci bëgg a dugg bala mu ciy dugg mu ñëw waxtaan ci ak man lu ma ko ci wax moom lay def bien sûr avec l'appui aussi de son mari donc mu nekk loo xam ne c'est une continuité mën naa wax ne fi mu ne nii famille am muy këram mu ngi fii sama ginnaaw mook jëkkëram ak njabootam responsabilité yëpp sama loxo lañ ko teg te nekk na koo xam ne aussi ku reconnaissante la dans la mesure où peut-être on a def nañu dara ci ñoom pour leur formation mais en retour niñ may jàppale man ak yàlla rek ñoo ko xam moi je suis à la retraite depuis 2017 mais yëguma retraite bi ndax ñoom appui bi nga xam ni moom lañ may defal te li may wax ci lu tuuti mooy am naa benn xale boo xam ni sama caat daaw la am bac de la 6e jusqu'à l'obtention du bac ñoom ñoo ko fayal ay njàngam j'ai des enfants qui sont en master à l'université ñooñu mën naa wax ne seen études universitaires yi ñoom ñoo ko soutenir kon li may wax ci ñoom attachement bi nga xamee ni moom lañ nekkoon depuis xale moom la continuer nekk ak man te aussi am na loo xam ni lu am solo loo xam ne jëlee na ko ci man mooy gëm liggéeyam bëgg liggéeyam écho yi may jot yi nga xam ni moom laay jot parce que ci dëkk bi la ñu dëkk doomu dëkk bi lañ lépp lu fi xew xam nañ ko te nit ñi dañuy wax mais écho yi nga xam ni moom laay jot vraiment dafa nekk loo xam ni lu favorable mu ngi wane ne am na changement bu muy opérer au niveau du secteur des eaux et forêts de Mbour dans le département de Mbour loolu nag peut-être ñun yàlla moo ñu ko defal moom mooy gëm li nga bëgg gëm sa liggéey topp say waajur mais aussi jàppale sa askan parce que Binta man li ma koy xoolee aussi moom mooy sur terre actuellement mooy sunu yaay ni sama yaay meloon ni sunu yaay meloon noonu la mel ku mën a joxe ñam ku large këram boo fa demoon fi mu ne nii ku nekk nga fa képp koo xam ne aussi am na ndimbal boo xam ne da nga ko ñëw sàkku si moom du la neenal mukk jamais te ku yaatu la.
ñu continuer capitaine. agent yi résultat bu am ci secteur bi rek agent yi ñoom ñoo tax mu am heure boo leen waxee ñu jóg te ñi ngi def seen këmtalaay kàttan pour liggéey bi jaar yoon xooluñu man maa nga fa wala nekkuma fa kenn ku nekk cër bi ñu la jox ak kenn ku nekk activité bi nga xam ne dañ ne la yow yaa ko war a def activité bi doo ci xaar kenn parce que bu ñu xasee ba weer jot rek ñu ne mois bi chaque jour activité telle ak activité la ñuy def responsable activité bi diw ak diw la kooku dootul xoolati leneen day dem def ko mu mat te heure boo leen waxee jóg leen ñu jóg loo leen sant dinañ ko def te duñ si boole benn wax ñoom daal ñi ngi liggéey daal te boolewuñ ci ak wax. mu mel ni nag kàddu leer na naa ñi dañuy wax rek ne jigéen ñi waneeti neen seen ñàmbar tey jii boo ne foofu jigéen ñi ñoo fa ëpp tey ngeen di def résultat yu mel ni dañu wax rek gàcc ngeen ngaalaama mu mel ni nag lii di témoignage leer na bi disponible gul dañu dem rek jëli ji li nga xam ne moom mooy Mampenda nag ñu fas yéene dugg rek ci li waral tey ji Rendo di def en route vers 8 mars ñu dugg si bi 8 mars bi doon mois bi nga xam ne nag moom la ñu sargalee jigéen ñi. waa Coro ni nga ko waxee rek 8 mars dafa nekk loo xam ne dañ ko tëral pour di sargal képp kuy jigéen ci mim réew ak bitim réew ci maanaam monde entier te yaakaar naa ne comme niñ ko faral di waxee rek jigéen yàlla suñu subhaanahu wa taala daka teral ba pare ndax jigéen turam ma nga ca alxuraan kon ni ma koy waxee rek li nga xam ne moom moo waral ñuy féete 8 mars à chaque fois dama koy rappeler moo di ñi nga xam ne jigéen dafa nekk ñoo xam ne ay bañkat lañ Coro ndax boo fàttalikoo rek talaatay ndeer ndax ñun fii ci Sénégal moom la ñuy wax ne moom la ñuy rapproché ak lii nga xam ne moo di 8 mars ñu nekkoon jigéen ñu ay bañkat nga xam ne ñii di Mostraza yi ñoom ñoo leen a bëggoon a jël def leen ñoo xam ne ñu doon seeni jabar te teguwul ci yoon ñu jël seen bopp ñu jël taal dugg ci benn nekk taal seen bopp bu ñu demee tamit nag ca bitim réew France Amérique ak yeneen réew dafa nekkoon tamit jigéen ñoo xam ne Coro ma bàyyi la rek nga jël appel bi waaw mel ni am na ku nekk ci ligne bi allo 88 628 00 66 allo mu mel ni dem na moom pell fi nga nekk. waaw comme ni ma doon wax rek mooy jigéen xam nga dafa nekk koo xam ne bañkat la ndax boo seetloo fële tamit ca France Amérique ak yeneen dëkk yoo xam ne yi nekk bitim réew jigéen ñooñu tamit dañoo nekkoon ci bërëb liggéeykaay boo xam ne wàllum tissu la ñuy liggéey textile ñoom tamit ñu nekkoon ñoo xam ne. Coro appel ma rek allo 88 628 00 66 allo allo. allo. allo salaamaaleykum. allo. 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 amel ni jàppandeegul Mampenda. comme ni ma ko doon waxee rek ñu doon jigéen nekk ñoo xam ne ay bañkat lañ ñoom tamit ñu daal di jug taxaw ne ñoom ci réew mi la ñu bokk ci milieu service la ñu bokk tamit looloo waral tamit ñu doxaloon ñaxtu Coro ñu mel ni rek appel am na tamit ma bàyyi la rek nga jël appel bi. mel na ni jàppandeegul rek ay continuer. comme ni ma doon wax rek jigéen ay bañkat lañ may tourner rek di laajte ki nga xam ne moo di lieutenant mu wax ñu moom lan la xam ci 8 mars. d'abord balaa may wax ci 8 mars dama bëggoon ngeen may ma benn minute rek man aussi ma def sama témoignage. waaw jëlal ci capitaine bi jàkkaarloog man. waaw parce que c'est une grande sœur dama ñëw Mbour fekk ko fi mu dalal ñu mu nekk ku baax ku yaatu ku disponible waaw parce que dafa am luñ bokk jarul ñu koy wax ci rajo bi dañoo bokkee fu sori waaw yàlla def fi ñu bokkee foofu noonu. Je pense que dara gënu koo dëgër ci mbokk donc mu nekk koo xamante nii foo ko soxlaa mu teew li ñuy wax ci disponibilité am ak ci yaatoom man dama koy confirmer donc dama koy ñaanal yàlla yàlla gën ko may ndam ci Mbuur gi mu nekk parce que aussi li ñu naan guerrière la le choix bi ngeen def ci moom pour inviter ko en tant que 8 mars mënu leen woon a am choix bu gën a rëy boobu donc pour parler de 8 mars je pense que gars yi dañ naan 8 mars mais ñun année bi yëpp ñooy boroom waaw je parle même pas de semaine mars wala mois de mars mais ñun année bi yëpp ñooy boroom maintenant le fait que ñu neñ année bi yëpp ñooy boroom il faut que ñu aussi ñu prouver ko
bien vrai que nag au moins les hommes ont été un peu galants ah dañ leen jox mois de mars bi rek mais ñoom xam nañ ne liñ ñu jox moom nañ ko te mérito nañ ko te foo toll rek ci àddina bi yaa ngi gis jigéen buy jëmmal li tax ñu war respecter jigéen donc 8 mars bi ñu ngi ciy sargal jigéen ñëpp te aussi liñ leen jox pour ñu koy jëmmal foog ci joxee benn góor mu réussir ko à 10 sur 10 boo ko joxee jigéen mu réussir ko 100 te loolu ñun xam nañ ci dara en toute modestie donc ñooy borom daal 8 mars daal ñooy borom mais nag année bi yëpp ñun ñooy borom voilà comme ni nga ko waxee rek 365 jours jigéen na ko moom loolu tamit xam naa ne góor ñi tamit nangul nañu ko ndax chaque jour dañ ñoo war di teral ma tourné rek ci kii di capitaine Binta Ndiaye moom tamit mu wax ñu ana lan la xam ci 8 mars waaw di delloo njukkal bi sama rakk sama xarit parce que dafa sori si man trop yàlla nag moo ñu boole parce que xam nga yàlla day boole dafa ñëw fekk ma fi je me rappelle jour bi avant ñuy gisante ñun ñaar de jour bi mu ñëwee di def si visite de courtoisie ñëw sama bureau ñu ne ko dama demoon reboisement jour boobu benn école mu woo ma téléphone ne ma jaar naa si bureau am nga chance fekkuma la fi jour boobu je me suis dit kii man ak moom dinañ mën a def parce que déjà gisagoo nit ki di kaf ak moom ma ne ça moom vraiment c'est une première bi ma ñëwee maa koy wax agent yi maa ngi naan ko sapeur de moom commandant bii ñëw non kooku moom man ak moom xam naa dinañ mën a def parce que déjà kaf ni ma accueillir au téléphone rek kooku moom rakk lay doon mu nekk rakk bu sës si man nag te moom aussi très disponible à chaque fois qu'on a besoin mu lu ñu ko soxlaa lu mu guddi ak lu mun ci def même boo ko jotul boo ko envoyé message dina la tontu ñu bokk lu bëri nag lu bëri xam naa nag looloo gën a tax yàlla gën ñoo boole 8 mars nag comme ni mu ko waxee rek 8 mars ñun moom année bi yëpp ñun ñoo ko moom waaw ñun moom ñoo moom année bi yëpp allo mu mel ni am na ku nekk ci ligne bi 88 628 00 66 allo allo oui Rendo. waa Rendo ñoo ngi lay dégg. ça va. ça va bien alhamdulilah. waaw dañoo bëggoon def témoin. waa ñoo ngi lay dégg. allo. waa allo ñoo ngi lay dégg. oui Rendo FM. Rendo la. allo. oui ñoo ngi lay dégg. ça va. ça va bien. ñu ngi ci émission bi ah. waaw yéen a ngi ci émission bi. waaw na ngeen def. ñoo ngi fi alhamdulilah. waaw ñun dañoo bëggoon apporter tuuti concernant. yëkkati sa baat dégg waaw yëkkati sa baat tuuti ñoo ngi lay dégg. allo. waaw allo. allo. mu mel ni rek appel boobu disponible gul ñu continuer rek fi ma yemoon. waaw comme ni ma wax rek heure boo ko soxlaan day def lépp pour ñëw jàppale si ñu comme liggéey bi ñun ñoo ko bokk 8 mars ñun année bi yëpp lañ moom année bi lañ ñu war di sargal chaque jour nekku ne 8 mars kese wante nag baax na si tamit ba bu si jotee ñëpp sargal ñu te di si jaajëfal tamit jëkkër yi parce que borom kër yi ñoom moom ñi ngi feete 12 mois sur 12 mois kon nekk mun am solo loo xam ne dinañ ci jox cër jigéen comme niñ koy defee chaque jour ba parce que xam ne jigéen mooy yaay jigéen daal mooy àdduna kon feet bu ñu ko mënee defar rek da koo yelloo moo tax ñu jox ko ko. jigéen feet bu ñu mënti def rek da koo yelloo ndax ay jàmbaar lañ ay femme battante lañ femme forte lañ. Coro mu mel ni rek am na appel bu nekk ci ligne bi ma bàyyi la nga jël ko 88 628 00 66 allo. allo kii Rendo. waa Rendo la. ça va. ça va bien alhamdulilah. waaw dañu doon woote pour def témoignage concernant lieutenant Diop. waaw ñoo ngi lay dégg. ñoo ngi lay dégg. ok bon dañoo doon wax ni que allo. allo maa ngi lay dégg. allo mu mel ni jàppandeegul. comme li ma doon wax rek jigéen ay
femme forte lañ femme battante ay femme leader lañ kon nag yaakaar naa ne comme ni ko sama yaay waxee rek chaque jour dañ leen a war di sargal di leen delloo njëkkal ndax ay jàmbaar lañ lool ma bàyyi la nga wéyal Coro. surtout nag tey bu ñu dajalee ñaari jàmbaaru jigéen rek ci plateau bi loolu nag day doon mbégte si ñun ñu tàmm nag chaque 8 mars rek ñu choisir benn thème jagleel ko bés boobu année bi nag ñu jël rek l'égalité d'aujourd'hui pour un avenir durable rek muy doon thème 8 mars bi tey ji capitaine lan nga jàngatee thème boobu ñu choisir ci année bi. waaw thème bi am na solo parce que bu ñu waxee égalité rek moom mooy góor ñee jigéen ñëpp ñoo bokk wàll ak yelleef. waaw kon muy jigéen gi lu mu góor gi lu mu war a am ak lu mu mën jigéen gi war na kaa mën war na kaa am te loolu dafa jot nag dafa jot jigéen ñi aussi ñu di gis seen bopp ci lépp ndax léegi booy xool sphère de décision yi léegi déjà jigéen ñi ñu ngi leen fay jox wàll bu am solo mu nekk ci côté politique bi mu nekk ci côté liggéey bi yooyu yëpp jigéen ñi ñu ngi fay am seen cër kon nag bu ñu gën a dooleel jigéen ñi dafay mu mel ne am na appel bu nekk ci ligne bi 88 628 00 66 allo mu mel ni jàppandiwul capitaine. waaw xam nga jigéen moom dafa comme ni ñu koy wax rek mooy yaay mooy baay mooy lépp ci kër kon soo demee ba bëgg a jox ko yenn cër yi dafay am solo ndax góor gi lu mu mën a am jigéen bi war na koo am nekkul ne nag dañoo bëgg a jël suñu ñu nekk ay jigéen bëgg a nekk ay góor ci kër parce que góor am na lu ko yàlla may di may ko jigéen aussi am na lu ko yàlla may te may ko góor mais daal ñun suñu gëdd ak suñu yelleef daal lañ soxla pour ñu jox ñu ko ba mu mat ba nga xam ne liggéey bi ñu war a liggéey ci njaboot gi war koo liggéey ci dëkk bi war koo liggéey ci activité yëpp ñu def ko ni mu waree loolu moo tax thème bi moom thème bu am solo la ñu def ko nu mu waree mu doon thème boo xam ne thème bu am solo la waaye ñoo ngi jéggalu rek képp koo xam ne bëgg na dugg 88 628 00 66 allo allo Rendo la. Rendo. waa Rendo la. waaw ba léegi salaam nañ ko maa ngi woote sànq bi léegi ne liñ bi lay daal. yow rek la ñu déglu. ok tur bi. waaw. man bëgg a wax tuuti ci lieutenant bi. lieutenant bi mu ngi lay dégg. waaw ñu ngi seede ni que. nit ku oyof la. ñun man en personne sama chef la. bon. pour xaw ma ndax wax ne lan ko foofu elle vient d'être affectée dafa nar a jàll capitaine ñu affecté ko à Thiès. dafay dem Thiès ndax jeexal na Mbour nii dafa nar a dem Thiès pour commander Thiès. ñu ngi ko doon defal pour ji mais pour témoigner rek colonel bu commandé Thiès numéro moom xam na la mais GS2. moo commandé GS2 moo nekk sur la région de Thiès. Touba et cetera. colonel bi en personne bi ñu ñëwee. seede na ni que Fodja amul morom. parce que man sama chef la xëy na c'est mais comme colonel bi. mu mel ni nag dagg na kooku nag da doon témoigner rek ki nga xam ne moom mooy lieutenant bi Khoudia Ibra Mbar moom nag mu seedeel ko kàddu yoo xam ne kàddu yu rafet la waaye nag allo oui. waa ñoo ngi lay dégg. allo. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw waa Rendo FM maa leen di nuyu. ñoo ngi lay fay bu baax. waaw donc man la sergent Massali. waaw. chef de la brigade forestière de Cité Ndiaganiao. waaw. donc ñu ngi leen di suivre bu baax a baax di rafetlu bu baax tamit émission bi. allo ñoo ngi lay dégg bu baax. waaw di rafetlu bu baax émission bi. waaw. waaw di jiital nuyoo bi suñu capitaine. macha allah capitaine Binta. leen nuyu bu baax. fii moom témoignage yi defe naa lu fi jot a jaar rek seedeel na lépp. allo ñoo ngi lay dégg bu baax. allo ñoo ngi lay dégg. oui voilà ba ko ci bépp témoignage yi fi jot a jaar seede na lépp macha allah. waaw.
capitaine moom dañ koy ñaanal rek. dañ koy ñaanal. njiit exemplaire la njiit boo xamante ne defe naa secteur bi yëpp ñu ngi koy rafetlu. uuf na njaboot gi. teg na leen ci yoon. te lépp loo xamante ne ñu ngi koy tàggat lu jëm ci wàllu liggéey bi. moom mu ngi ci teg ci yoon daal. donc maa ngi rafetlu bu baax bu tëj émission di ko ñaanal tamit yëpp yi nga xamante ne yéen nañ ko ko. yàlla gën ko koo oyofal. mu ngi noonu allo. allo ñoo ngi lay dégg. allo. ñoo ngi jaajëfal bu baax kooku doon woote rek pour ki nga xam ne nag moom mooy capitaine Binta Gueye waaye dañu naan rek amin yaa rabbi yàlla na ñaan yëpp nangu waaye nag mu mel ni nag ba tey rek dañu dem ak allo 88 628 00 66 allo 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 mu mel ni nag appel bi jàppandeegul ñu dem rek ci liernage moom tamit mu wax ñu rek ci thème ren bi nan la ko jàngatee. waaw thème ren bi moom je pense que thème boo xamante ne nii la dañ koy dund ñun ñëpp parce que quand on parle d'égalité je pense que c'est une manière de demander à ce que ñu may soxna yi li ñu naan égalité de chance maanaam li góor am possibilité am wala métier bu góor am possibilité exercer ñu jox la chance jigéen mu jéem te souvent li ñu histoire wan mooy yiñ bàyyee woon góor ñi yëpp bañ joxee chance jigéen pour ñu jéem ba ci jigéen ñi jugee ba ci jigéen ñi duggee ñoo ci mën góor ñi waaw donc nañ bàyyi may chance jigéen ñi ñu exprimer wu parce que je pense que bu ñu ne égalité rek c'est parce que sentir nañ ne am na inégalité quelque part donc nañ jéem a dindi li nga xamante ne ni mooy inégalité ku nekk li nga yelloo en fonction ci sa jàng wala ci sa xam-xam wala ci sa grade li mu tollool bu dee góor lañ fonction bi ñu koy jox boo dee jigéen ñi jox la même chance boobu pour nga exercer la même fonction parce que comme je l'ai dit histoire wan nañu ne lu góor daan def benn boo ko fa génnee teg fa jigéen bu ñëwee def fa fukk donc nañ may chance jigéen ñi ñu exprimer loolu leer na nañ ñi li koy firndeel rek mooy ñi nga xam ne tey am ñoo ngi nekkal ñoom ci plateau bi 88 628 00 66 allo 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 Rendo FM allo 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 ñoo ngi lay dégg bu baax allo 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 ñoo ngi lay dégg allo allo ñoo ngi lay dégg ñoo ngi lay dégg allo 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 ñoo ngi lay dégg bu baax allo 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 ñoo ngi lay dégg mu mel ni nag appel bi jàppandiwul Mampel la waaw man damay fàttali rek li tax jotuñoo am li nga xam ne mooy témoignage vidéo ndax kii di lieutenant Khoudiamar moom dafa nekkoon service dañ ko mujjee bàyyi rek ay côté 17h 18h loolu rek moo waral li nga xam ne ñuy am appel téléphone yi te ñuy jégalu bu baax ñi nga xam ne jotuñu. ñoo ngi jégalu bu baax képp koo xam ne rek bëggoon na dugg pour témoigner rek kii di lieutenant Khoudiamar te rek jotuloo dugg ñoo ngi jégalu bu baax ligne bi moo xaw a seere waaye nag ba tey rek ñu ñëw ak yéen ci question bi nga xam ne nag moom mooy ñoom dañoo nekk ay jàmbaaru jigéen tey nag ji dafay métti jigéen di exercer li nga xam ne moom mooy fonction yi ba pare tamit di entretenir li nga xam ne moom mooy famille Mampel dugg ci côté waa man moom li ma si wax mooy jigéen ñi jàmbaar nañ goo xam ne dañuy allier les deux dañuy nekk seen ménage di ko gérer ni mu waree nekk aussi di def seen fonction ni mu waree loolu rek moo tax may tourner di laajte kii di lieutenant Khoudiamar moom ana naka lay gérer li nga xam ne moo di ménage am en même temps di gérer li nga xam ne moo di sa fonction di sapeur. Bon loolu moom dañu koy sante yàlla parce que je pense que yàlla dafa dimbale jigéen de sorte que li mu àttan góor sax àttanu ko
waaw li mu àttan góor àttanu ko donc fonction bi ñu nekk li ñu ci gën a dimbali mooy Sénégal la ñu nekk on a la chance d'être au Sénégal nekk ci famille sénégalaise yoo xamante ne nii kenn du bàyyee kenn doomam daal maanaam ñun ñu ngi ci métier bi man souvent je dis que day mel ni jàngalekat bu jigéen su xëyee dina sangu doomam dem jàngale ji 13h day wàcc def pause am 15h mu gontuwaat jàngale ji ni mu organisé woo noonu la médecin bu jigéen bi di organisé woo ñun aussi lii métier la quand je dis que métier la certes bokkul ak yeneen métiers yi parce que ñun jàngalekat bi su wàccee 18h duñ ko woowaat xale ko kaay def cours particulier par contre ñun mën nañ tëdd ba 2h du matin ñu fëgg ñu ne ñu kaay leen dem intervention donc c'est pas pareil bokkul ak yeneen métiers yi mais organisation bi ñu ciy am mooy suñu njaboot gi dañ leen di yar ci loolu dañ leen di tàggat ci loolu te bu liggéey jotee bu ñu demee liggéey yi dañuy organiser wu de sorte que comme j'ai dit Sénégal la ñu nekk di nga am koo mën a bàyyil sa njaboot parce que aussi c'est un choix parce que choix boo gis am na ay avantages am na ay inconvénients boo choisir ne yow da nga war a nekk femme de tenue xam nga li lay xaar donc li lay xaar loolu tu te prépares toi-même da ngay yar sa bopp ci loolu yar aussi sa njaboot ci loolu quand je dis njaboot mooy ñun ay soxna lañ suñuy borom kër dañuy xam loolu ci ñun te buñ la ci dimbalee say wayjur dimbale la sa belle famille dimbale la ci doo sentir différence entre kiy jàngale ji wala kiy dem hôpital pour faj ak yow mi nekk militaire di liggéey te je pense que loolu yàlla mi ngi ñuy suturaal am nañ organisation boobu de sorte que liggéey biy laaj du am benn faille mais li njaboot gi di soxla aussi ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kàttan ba duñu sentir absence maternelle boobu noonu te je pense que loolu organisation rek la laaj. comme li may wax rek Thioro compréhension tamit dafa nekk loo xam ne moo la relation ak li nga xam ne moo di ménage kon yaakaar naa ne góor ñu comprendre nañ bu baax ñi nga xam ne ñoo di suñu maman yi suñu sœurs yi suñu lépp nga xam ne ñoom tamit à chaque fois dañuy def li nga xam ne moo war mën a gérer seen ménage gérer aussi seen fonction te di ko def ni mu waree kon nag ma leen di jaajëfal bu baax ñoom ay jàmbaar lañ fakk dëgg billaay kon nag ma tourné rek ci kii di capitaine di ko laaj moom ana naka lay mën a allier les deux li nga xam ne moo di fonction am ak ménage. ni ko femme militaire yëpp di defee rek yombul nag yombul boole liggéey ak ñun suñu liggéey li mu laaj ak njaboot si kër gi mais li ma si njëkkee mooy di féliciter monsieur Cissé parce que je pense bu doon woon monsieur Cissé li ma mën defe naa du ma ko mën moom mention spéciale laa koy wax parce que xam nga ko ku nekk lycée nga marié ko nga mën a muñ loolu ba mu am bac ba mën a def des études supérieures ñëw aussi di liggéey yore njabootam te booba léegi ngay muñ xam nga di ko bàyyi muy mu boole liggéeyam ak njaboot bi loolu yombul loolu góor bu mën a muñ rek moo ko mën parce que suñu liggéey mën nga 22h da nga koy wàcc 23h da nga koy wàcc man xale yi bu ñu demee intervention du ma bëgg a ñibbi tant que ñibbi si wuñu parce que dama bàyyi samay doom kër ga mais ay doomu jàmbur aussi laa yebal si àll bi moo tax tant que ñibbi si wuñu du ma dem heure boobu may toog noonu moom moo nekk ci kër ga nekk xale yi wala mu nga Dakar liggéey xam nga loolu yombul mais boo amee borom kër bu la jàppale dara lépp ngay mën borom kër yi ñoom ñoo ñu soutenir ba nga xam ne ñu mën a allier les deux ndax comme ni ko LT Khoudia waxee effectivement mën nañ la woo intervention à tout moment te da nga fay bàyyi doom ba après nga dem njaboot gi ñoo la koy muy sa yaay wala say belle-sœur ñoom ñoo la koy toppatoo ba nga liggéey li ngay liggéey nga ñëw boo ñëwaatee tamit jël sa njaboot man maa ngi fàttaliku sama taaw day nàmp ma am mission 1 mois war a dem inventaire war a def 12 régions boobu jaaxaloon na ma trop mais sama rakk bi topp si man moo ma tëyal bébé bi xam nga loolu daf du yomb nga xëy ci àll bi timis boo xëyee suba teel ngay dem timis ngay ñëw loolu il faut nga nekk ñoo xam ne ñu am yërmande sa xale pour ñu mun la koo topp tool te ba léegi loolu moo am njaboot gi da nga leen di bàyyi si kër ga mais nag soo gëmee li ngay def bëgg li ngay liggéey nga am borom kër bu la si mën a jàppale ak famille bu la si jàppale sa liggéey du sooxe te njaboot gi tamit du sooxe mais borom kër yi nag moom vraiment mention spéciale parce que ñoom ñoo ñuy mottali si kër yi waaw yombul nag dinañ dikkaat foofu capitaine mu mel ne rek dañoo am appel boo xam ne mi ngi si yoon bi Thioro allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam
allo salaamaaleykum. allo maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu. ñoo ngi lay fay. di leen ziar. waaw maa ngi tudd Omar Camara. Omar Kaba. dama bëggoon a indi ay seede rek. waaw. ci lieutenant Khoudia Ibrahima moomu toog. waaw. doon jigéen joo xamante ne fii. jigéen ji. mu mel ni disponible. kon capitaine ñu daal di àggale rek fi nga yemoon. allo. 88 628 00 66 allo. 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 allo ñoo ngi lay dégg. allo. 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 mu mel ni appel boobu tamit jàppandiwul. kon ñu àggale rek capitaine. waaw mooy njaboot gi rek ñoom ñoo lay jàppale si liggéey bi ba nga xam ne di nga mën a def sa liggéey ba mu lu mu waree tamit njaboot gi tamit li nga ci war a def yëpp du sooxe njaboot gi aussi noonu lañ leen di tàggatalee parce que ñun suñu liggéey mënuñoo permettre 24 heures sur 24 nga yor si doom alors que ki nga xam ne mi ngi toog si kër gi li mu mën yow doo ko mën loolu moo tax nag yow soo amee doom yow xale bi yow yaa koy tàggat ba nga xam ne mën nga ko bàyyi si kër ga dem liggéeyi wacc kook sa waa kër boo ñibbisee nga toppatoowaat ko loolu lépp dañ koy yaree suñu doom yi ba nga xam ne absence boobu su nekkul si kër ga du marqué daal du feeñ trop si kër gi waaw kon jaaraama monsieur Cissé ak képp koo xam ne mooy góor kon may fàttali rek képp koo xam ne yaa ngi bëgg a woote pour mën a def ay témoignages wala nga mën a wax fii nii si rajo bi rek nga yor rajo bu nekk sa wet wala nga daal di yor écouteur pour mën a am lii di retour kon nag bu leen fàtte numéro bi 88 628 00 66 Coro ñu àgg. allo allo. 88 628 00 66 allo. 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 allo ñoo ngi lay dégg. allo. mu mel ni ma bàyyi la rek nga daal di àggale ak suñu yaay yi. xam naa nag li ñu dese bëreetul mais comme ni ñu koy defee chaque jour rek bépp femme leader boo xam ne ñëw na fi dañ koy wax rek mu jox conseil ñi nga xam ne ñoom ñoo jigéen ñi ndax foo gis jigéen ñoo xam ne ay jàmbaar leen jigéen ñoo xam ne mu mel ni am na ku nekk ci ligne bi 88 628 00 66 allo. 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 allo ñoo ngi lay dégg. allo. allo. mu mel ni jàppandiwul comme ni ma ko waxee woon sànq rek chaque jour bu ñu invité benn femme boo xam ne battante la benn femme boo xam ne jàmbaar la ci li muy def dañu soxla rek mu jox conseil ndax am na ñoo xam ne tey jii bu ñii di liggéey am na ñoo xam ne nag domaine bañ leen di gis dafay xaw a tey xel domaine bañ leen di gis rafetul ci gis-gis tey nag ñu daje fekk ay jigéenu jàmbaar ay jigéen yoo xam ne mën nañ li ñuy def ay jigéen yi nga xam ne tamit ku leen xool rek naw leen ma ñëw rek ci capitaine ne ko tey jii boo doon joxe ñii di jigéen ñi conseil lan lay doon. 88 628 00 66 allo. 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 oui waa Rendo. waa Rendo la. waaw man la sergent Massali toujours. waaw ñoo ngi lay dégg. waaw xam naa comme ni ma ko waxee réseau bi moo xawul neex. ma ne ko si réseau bi moom pour dugg xawul neex. waaw loolu lu mënta ñàkk moom foog mu am rek. waaw dëgg la. waaw comme ni ma ko waxee rek merci mon capitaine. kontaan nañ bu baax ci émission bi. waaw. di ko ñaanal rek yéen bi nga xamante ne jiite na lépp loo xamante ne moo nekk ci secteur forestier de Mbour. yàlla oyofal ko yéen bi parce que chef exemplaire la comme sànq nu ma ko waxee. te témoignage yu fi jot a jaar yëpp ëmb na lépp. donc j'ai vu sergent Marie wax na. pas mal de gens ñoom ñëpp gis naa leen foofu ñu wax. luñ ci wax rek moo ci nekk. donc capitaine nous te souhaitons une très bonne réussite encore une fois. ci sa mission bi nga xamante ne dénk nañ la ko ci secteur forestier de Mbour. xam naa je ne vais pas être longue mais ñu ngi lay yokk ñaanal
secteur yëpp kontaan nañ ci yow sa liggéey tamit rafet na ci biir gox gi. macha allah. di leen jaajëfal bu baax di nuyu tamit lieutenant sapeur bi. moo ngi lay fay jërë ngeen jëf merci beaucoup. yow tamit ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ci appel bi tamit ñu dem rek ak capitaine. waaw di conseiller jigéen ñi ñu bañ a hésiter bu ñuy dugg ci les corps militaires paramilitaires. 88 628 00 66 allo 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 mu mel ni jàppandiwul allo. waaw. waaw. man la Marietou maa ngi Rendo FM. waaw yaa ngi Rendo FM. waaw man la Marietou secrétaire eaux et forêts Mbour. ok Marietou ñoo ngi lay dégg. waaw dama bëggoon def témoignage ci suñu capitaine boobu. waaw capitaine moo ngi lay dégg. mais je vous entends mal de. mais waxal rek ñoo ngi lay dégg. waaw d'accord waaw dama bëggoon def témoignage ci moom. waaw. waaw man maa nekk eaux et forêts. secrétaire départemental moom moo nekk chef de service départemental des eaux et forêts de Mbour. nekk capitaine des eaux et forêts. nee naa nekk yaay. ci secteur ba. nekk sœur ci secteur ba. nekk yaay ñëpp ci secteur bi. donc bu toogee foofu war nañ ko mën a waxal. ñu ngi changé xaru kanamu secteur Mbour. bon c'est la première fois secteur Mbour bi am daam. ci département bi. comme capitaine bu jigéen. mais c'est vrai que ne bu ñu ñëwee moom changé na xaru kanamu secteur bi. ñëpp xam nañ ne jigéen moo fi nekk. parce que ku jigéen nekk boo ko gisee da nga koy xam. capitaine yaatal nañ ñëpp xeebul kenn. ku ñëw dina recevoir comme ni mu waree. nee naa boo fekkee ñu toog parce que secteur bi dafa bëri ay jigéen. ñun ñëpp bu ñu toogee boo ñëwee doo xam ne kan mooy capitaine bi kan mooy chef. parce que di ci waxinam di ci jëfinam. jox na ñëpp cër bëgg na ñëpp. waa ñëpp la yemale ci secteur ba amul xàjje ak seen. kon nag bu toogee foofu dañu war a def témoignage boobu ci moom. bu wane ne ñun waa secteur Mbour. département de Mbour. amuñu benn problème ak suñu chef secteur bi dañ koy ñaanal. yal na am promotion moom ñoo ñu toog foofu ñëpp maa leen di ñaanal. ci journée de la femme bii ñuy dëgmal. ñoo ngi leen ciy ñaanal ñoo xam li ñu bëgg. seen promotion yal na leen ko yàlla defal. defal ko mbooleem jullit loolu mënuñu ko cee bañ a wax daal defoon naa témoignage mais il faut moom watewaat. pour wane ne ñun li ñuy wax dëgg la ci ñun parce que capitaine moo ko fa def ñoo ngi koy ñaanal nag bu baax a baax a baax. di leen ñaanal yéen ñëpp toog foofu. di ñaanal waa rajo bi. di ñaanal suñu commandant daaf boobu tamit ñoo ngi koy ñaanal bu baax. amiin yàlla na ñaan yëpp nangu kontaan naa macha allah ci émission bi. jërëjëf ñun tamit kontaan nañu bu baax. mu mel ni capitaine fu ñu tolloon rek. waaw di conseiller xale yu jigéen ñi nga xam ne dañoo war a dugg ci métier militaire paramilitaire yi bu ñu hésiter ndaxte man dama seetlu ne léegi corps yi bu njëkk ay benn ñaar nga jigéen nga doon gis mais léegi corps boo dem léegi da nga fay fekk ay jigéen bu demee ci suñu eaux et forêt ingénieurs yi jigéen ñaa nga fa corps garde yi jigéen ñaa nga fa corps agent technique jigéen ñaa nga fa kon foo corps boo laal rek da nga doon wàññi jigéen ñi mais léegi macha allah jigéen ñi mënatoo leen sax wàññi kon bu ñu ragal bu ñu tiit seen morom yi ñoo fi nekk di def ay résultats comme góor ñi ni ñu koy defee te jigéen ñi ne fa nekk. ñi nga xam ne nag mu mel ni rek am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko 88 628 00 66 allo allo. allo ñoo ngi lay dégg. salaamaaleykum. maaleykum salaam. man la Sylvain Diop. waa. ñu bëggoon a apporter suñu témoignage leer naa ko. waaw leer na. leer naa moo ngi lay dégg. allo waaw ñoo ngi lay dégg waxal rek ñoo ngi lay dégg. waa bu seeteel bu baax rek. maa ko xam ne à travers ce parce que. ñoo ngi lay dégg allo waxal. waa. yokkal baat bi tuuti waaye bu ma nekkee.
allo allo waa waa lépp lu mu bëgg mu am ci ndam. amin 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 allo allo maa ngi lay dégg bu baax ndax suñu politique dafa neex yàlla ñëpp seetal nañ ko. waaw waaw di ko ñaanal rek di ko ñaanal. waaw amin bu baax la bu baax la. waaw waaw di nuyu merci bu baax la. ok merci beaucoup ci appel boobu mu mel ni nag kii leen na moo taxoon mu woote rek di ko témoigner waaye tamit di ko ñaanal ñaan yu baax ñu continuer rek 88 628 00 66 allo 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 ñoo ngi lay dégg. bonsoir ça va nañ la. ça va alhamdulilah. Rendo FM. oui Rendo FM la. waaw adjoint chef Jean-Pierre Ndiaye. bon adjoint là au lieutenant. waaw. Koujamar waaw. et puis defe naa wërsëg la ñu am ko ci brigade bi. comme moo fi premier jigéen sous-officier. premier jigéen officier de la brigade nationale des sapeurs-pompiers bi leen connu depuis Dakar. alors wërsëg la quoi ci ñun. wërsëg la. par rapport mission bi nii. on ne voit pas une femme devant nous. parce que dem nañ sax intervention bi muy wax tànk. ba muy jël ay bébé di dugal ci oto. j'étais là-bas j'étais le premier sur les lieux. mais dafa yegg diligenté ko d'une façon boo xam ne bon j'ai 33 ans de service donc commandement bu nekk jaar naa fi. mais ni muy commandé loolu la ñuy wax le commandement est de l'art. daf ci boole non seulement rigueur bi. patriotisme ba pare mais boole ci yaay ji mu nekk. bëri yërmande de telle façon que nga liggéey ak moom sax. dafa mel ni gënal lañu ñu bëri ñu ngi koy gërëm di ko sant. dafa nekk wërsëg si ñun. après gëmuñu ko. de telle façon que wax naa ko temps yële nag xam naa boo fi quitté. ak li ma nekkee ancien si sax j'aurais du mal à servir avec quelqu'un d'autre. yàlla na ko yàlla sutura. amiin amiin amiin. yàlla na ko yàlla sutura. amiin. donc pour ne pas être long. sur la ligne donc on le remercie. toute la caserne des sapeurs-pompiers du Mbour Saly yëpp ñu ngi koy gërëm. kilifa boo xam ne jafe na ba jafe. ba jafe pour ñu am ko. dina. allo mu mel ni nag kooku dem na mu woote rek pour ki nga xam ne nag moom mooy leen na Koujamar di ko seede rek liggéey bu rafet bi nga xam ne moo ngi koy def waaye nag mu mel ni dañu demaate ci ki nga xam ne moom mooy capitaine rek mu yegg li fi mu nekkoon sànq. waaw dama doon wax ne rek jigéen ñi bu ñu hésité pour dugg ci corps militaire paramilitaire ndax nekk na ay corps yoo xam ne jigéen ñaa ngi ciy liggéey lu am solo. te léegi dañ naan fu góor nekk rek war faa mën a def résultat. jigéen war na faa mën a nekk def résultat. loolu moo tax man xale jigéen ñi su ma leen gisee dama naan leen gaaw leen ngeen ñëw. ngeen ñëw dugg ci corps bi. parce que corps Eaux et Forêts nekk na corps bu am njariñ. am na corps bu am avenir parce que corps boo xam ne lépp dundu aadama daf cee nekk. mu mel ni ñu jël ku nekk ci ligne bi 88 628 00 66 allo. 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 waa allo. allo. allo ñoo ngi lay dégg. allo. allo ñoo ngi lay dégg. allo. allo. mu mel ni nag appel boobu jàppandiwul xam naa nag dañu yeggale capitaine bi malgré lu ñu des te bëreetul rek ñu dem ci ki nga xam ne nag moom mooy leen naa bi tëj ak moom. waaw xale jigéen ñi nañ fonkatoo seen jàng góor ak yëpp sax a war a toppatoo jàng rawatina jigéen ñi nañ toppatoo seen jàng am ay diplôme parce que booy kaas aussi liggéey day fekk nga méritoo ko
fekk nga am formation de base bu baax am formation diplômante boo xam ne dina la mën a permettre li ngay kaas nga mun koo kaas parce que soo compétent wul munoo kaas te dinañ ma yóbbu foo xam ne yow sa xam-xam eggu fa. kon nañ toppatoo seen jàng. def seen i formation ni mu waree. léegi dugg si corps yi nga xam ne ay corps d'élite lañ. mu mel ne suñu corps yi. waaw lu mel ni seen corps yi am na solo lool capitaine waaye nag dañu dem ci ki nga xam ne moom mooy leen naa gis dégg nga seede yi nga xam ne nag ñi ngay liggéeyal seedeel neen la ko waaye tamit chaque jour rek bu ñu tegee fii benn femme boo xam ne femme leader la dañ koy wax mu conseiller yeneen moroom mu jigéen bi. waaw jërëjëf damay commencer di sant di gërëm ñiy oote. te jotuñoo dugg fi mu toll nii sama téléphone mu ngi explosé parce que am na ñu may menacer sax si suuf naan ma waxal gars yi nañ ñu bàyyi ñu dugg bon damay confirmer que ni peut-être si ñoom la ñoo amul retour parce que ñun ñu ngi leen di dégg mais de toute façon li ngeen di seede lépp bu génnul ci rajo tamit mi ngi ci xol yi. te je pense que loolu am na solo bu baax a baax a baax donc maa ngi gërëm di sant ñi nga xam te ñi ngi woote boobu ba léegi pour dugg mais affaire technique moo demee noonu. pour parler de conseil bu ñuy jox soxna yi nag je pense que dañ ciy commencer suñu bopp parce que dañu nekk ay ndaw déjà ñi nga xamante ne nii nekkaguñ ci corps yi maanaam ñi ngi jàng comme l'a dit capitaine bi ñu góorgóorlu fonk seen bopp fonk seen liggéey muy jàng bi ñu tollool te ñu xam ne jigéen dafa am lu kenn amul maanaam capacité yi ñu am góor amuñu ko mais aussi nañu xam suñu bopp parce que aussi nit ki c'est trop beau nga toog ci plateau di xeexal jigéen mais aussi ñun ñuy jigéen aussi dafa am lu ñu war a làmboo maanaam ñi nekkagul ci corps bi te bëgg ko comme l'a dit le capitaine bu ñu ragal nañu ñëw parce que amatul secret li góor ñi di def en formation même formation yooyu la ñuy def bu ñu nekkee en phase formation nga ñëw taxaw bu ñu la waxul wala boo ñu jegewul doo ñu xàmmee parce que même habillement la ñuy sol dañuy watu boule à zéro jàkkaarloo góor ñi sport bu jotee boo xeful sax doo xàmmee góor ak jigéen donc am nañ capacité yu bari il va falloir juste que ñu exprimer wu donc wane ne carrément li góor mën nañ ko maintenant aussi ñi nga xam ne ñoo nekk déjà ci milieu yi nga xamante ne ni ay leader lañ fa dafa am ñun aussi lu ñu war a mën a toogee maanaam dañuy xool ay seetu lañu donc ñun ñi nga xamante ne ni ñoo nekk dans l'administration aussi bu ñu toog rek ni ay jigéen lañu secrétaire moo war a nekk suñu liggéey wala lii moo war a nekk suñu liggéey wala lii duñ c'est-à-dire amuñu ay œillères waruñoo fixé wu ci benn objectif ne lii lañu war a def je donne l'exemple de la brigade bi ñu nekk foo dem ci service boo dem fekk nga fa jigéen ñi ay conductrice lañ dañuy dawal jigéen ñi ay mécanicien la jigéen ñi ñi ngi ci tailleur bi jigéen ñi ñi ngi secrétariat jigéen ñi ñi ngi comme leader commandant donc partout foo dem chef d'agré ñi ngi dem ci feu yi ñi ngi dem intervention yi donc amuñu limite nañu góorgóorlu xam suñu bopp wane ne fi ñu teg dañ ko mérito buñ ñu laajee benn nañ ci joxe ñun fukk parce que li ñuy nangul góor qu'on le dise ou pas duñ ko nangul jigéen nañu wax te yàlla rek tax moo tax ñun aussi fu ñu laajee jigéen góor benn bu ñu fa laajee fukk dañuy dem jëli fukk yooyu andi di wax ne yàlla may ñu ndam ñun ñëpp rek te je pense que avec le temps gars yi daan nangu ne ñun ñoo moom yenn place yi quoi. loolu leer na mu mel ni rek damay bàyyeek Mame Penda kàddu gi. waaw comme ni ma koy waxee rek kii di Khoudia Mar dañ koy bàyyi rek mu jaaree foofu rek tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo di waa Mbour ndax si li ñuy jot a dégg rek dañ laa affecté fële sama dëkk bee di Thiès benn dëkk ñaari gaar. ak nga wax ñu rek lan sa xol lan lay yëg tamit ak lan moo ak tamit lan ngay dénk waa Mbour tamit. waaw loolu moom lu am la damay profité ci émission bi di sant yàlla di julli ci yonent bi sant samay ñaari wayjur yi nga xamante ni ñoo ñu yar tadagal ñu teg ñu ci yoon liñ naan patu ñu làggi ñu bañ toll fi ñu toll donc ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah di tàgguwaale waa Mbour à travers émission bi parce que comme ni nga ko waxee léegi malheureusement je dois quitter Mbour je dis malheureusement parce que doyalu ma waaw Mbour c'est une très belle ville dëkk bu naat dëkk bu mën gan dëkk bu yaatu dëkk boo xamante ni fi nekk ñu baax lañ
ñu mën a collaborer lañ donc def naa fi 3 ans alhamdulilahi rabbil alamin yàlla suturaal ñu amuñu fi benn tolof amuñu fi benn xaar ma yàlla ak kenn te loolu ci ñoom la parce que gan ki ko accueillir moo ko mën a ganale donc yéen ñi ngi gërëm waa Mbour yi ñuy déglu ñépp di leen wax ne bon sant yàlla parce que Mbour aussi nekk na dëkk boo xam ne naataangeem tax na ku fi dugg sax boo fiy génnee da ngay yokk donc ñi ngi sant yàlla ba nga xamante nii buñ fiy dugg lieutenant lañ buñ fiy génn on va sortir étant capitaine donc sant yàlla ci loolu sant yàlla aussi ci bi nga xamante nii dañ fi dugg en tant que commandant de compagnie ñaari centre ñu jël ñu aussi affecté ñu Thiès nga xamante nii 5 centres suñu ginnaaw donc loolu yëpp sant yàlla la donc damay remercier nag nga may ma remercier sama personnel bi su ma waxee sama personnel bi mooy sapeur pompier yu Mbour ak sapeur pompier yu Saly parce que kat ndam bu ko chef amee ca élément yi la ñun dañuy toog coordonné ñun ñoo naan defal lii bàyyi lii mais buñ ne woon nit defal lii mu bañ ko def wala bàyyi lii mu def ko duñu am ndam te duñu am résultat te mu nekk loo xamante ne nii lu jafe la parce que dëkk boo xamante ne nii ñëpp ay góor lañ nga nekk ci yow kese sapeur bu jigéen di leen commandé te lépp yemb loolu du sama ngóora du sama mbaax ci ñoom la donc je tenais vraiment à dire merci à tous les sapeurs-pompiers du Sénégal mais surtout tous les sapeurs-pompiers du département de Mbour parce que taxaw nañ ma bu liggéey daan jot dañuy fàttee ne man seen chef laa dañ koy fàttee parce que dañuy liggéey tax yàlla rek tax parce que loolu moo ci am solo tey ku doon liggéey ndax lieutenant Mar su ma demee nga arrêté donc lañ doon def xam nañ ne seen bopp lañ ko doon defal mais dama leen di gërëm aussi parce que taxawu nañ ma en tant que seen rakk en tant que seen jarbaat pour certains en tant que seen grande sœur pour certains bu liggéey daan jeex doo ci xàmmee ku ci sapeur ak ku ci tànta bàjjan lañ ma daan wooyee bu liggéey bi jeexee ma leen daan wooyee booy parfois ñeneen ñi tonton donc maa ngi leen di ñaanal yàlla ni ndam li ma am Mbour ñoom yàlla nañu am ndam lu ko ëpp di ñaanal yàlla sama capitaine bi nga xamante ne nii sama sœur la te comme je dis dañu bokk loo xam ne duñ ko wax ci plateau donc maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla gën a may ndam Mbour yàlla na yàlla def Mbour jàmm wàccee fi xéewal bañ ñëwaat fi ay ati fekk Mbour di gën a naat en tout cas kontaan nañ bu baax di gërëm di sant le commandant Daf ak équipe bi ñu fekk Rendo FM bi yëpp di leen ñaanal yàlla na ngeen dem ba seen rajo bi ak seen télé bi ñu di ko dégg à l'international jërë ngeen jëf kon Coro mu mel ni rek waxtu ju def ñu dab ñu bàyyi rek kii di capitaine moom tamit mu daal di tàggatoo joxe dernier mot. waaw li may tàggatoo ay kàddu ngërëm la di gërëm waa Rendo ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu permettre ñu ñëw fii tey ba mën a wax ak waa Mbour di ci commencé commandant Daf nga xam ne dafa am histoire bu ma lié ak moom ndax sama premier stage bi may door a génn fii moom moo ma ko wutaloon fii kon mu nekk lu yàgg ma estimé ko torop jox ko cër doomam di Néné Daf nekk sama kóllëre nekk sama xarit ba dañuy déggoo ci lu bari te moom lépp moom la bi ma ko xamee ba léegi ni mu meloon si man mosu koo changé lii naa ko jëm moom li du ma doyal si moom parce que yàlla moo ñu boole maa ngi koy ñaanal fi mu jëm nga xam ne Thiès la régional yàlla may ko fa ndam bu sut sax bi mu jógee fii ndaxte borom xol bu baax la te ku mën a manager la kon ni mu defoon fii Mbour nu ko raw lay def Thiès yàlla na ko fa yàlla suturaal yàlla may ko fa succès yu am solo di gërëm waa rajo bi yëpp tey bi ngeen ñëwee def si kii bi documentaire bi bi ngeen ñëwee gis nañ coono yi ngeen fi daj yëpp mais ba léegi xàddiwu leen toogloon nañ leen patienté wu nañ leen mais xàddiwu leen benn yoon yéen aussi yàlla na leen yàlla may ay succès yu bari si rajo bi ba rajo bi gën a dem si kanam ba ku ngeen fi bëgg a invité rek yàlla na ko yàlla indee jàmm mu def émission bi jàmm ñëpp jàmm sama borom kër nag du ma jóg di ko gërëm di ko sant ndax lépp moom la man dama naan lu ma am rek ginnaaw samay waajur ñi ma yar teg ma fañ ma war a teg yóbbu ma école jàngal ma li ma war a jàngal sama borom kër mooy lépp parce que samay étude bu ma ko defee rek sama borom kër moo tax ma def ko muy Mahamad Cissé te bañalu ma dara xoolul am naa salaire xoolul si man dara lu mu am suba ba ngoon man ak moom ñu bokk ko kon kooku moom mention spéciale dama naan j'ai le meilleur mari du monde loolu moom ma koy wax di ko te dama lu ma gëm la nag lu ma gëm la waaw lu ma gëm la samay doom aussi xale yu yaru lañ xale yoo xam ne fu seen yaay dem
dinañ toog xaar ko bu mu ñëw lu mu leen sant dinañ ko def di gërëm sama famille samay personnel laay mujjee parce que personnel bi comme ni ko leen naa waxee rek personnel su fekkee ne yow da ngay coordonner rek ñoom su fekkee li ngay coordonner ñoom liggéeyuñ ko normal résultat du am te xooluñu ne man jigéen laa wala xooluñu ne man maa ngi Mbuur kee ma nga Fissel kale ma nga Caajaay fu ñu mënti nekk rek activité bu ñu leen wax def leen ko dañuy def résultat bu am rek personnel bi moom moo tax ñun ñu am ko kon nag di leen gërëmaa di leen sant di gërëm tamit waa population Mbour di leen ubbil suñu bunt comme niñ ko daan defee rek incha allah ku soxla garab wala nga soxla ku la reboiser wala nga soxla loo xam ne ñun moo suñu cër la si liggéey bi suñuy bunt ubbi nañ ko tëjaluñ ko kenn waa Mbour sant nañ leen gërëm leen di leen waxaat encore une fois collaboration bi nga xam ne dañ ko defoon at yi yëpp ñu continuer di ko def ba nga xam ne ñu am Mbour une ville verte Mbour un département vert loolu daal la ñuy ñaan. kon nag man fa lay jaaree rek daal di tàggatoo Coro ndax waxtu bi daf ñoo dab comme ni ko suñu yaay ji waxee rek fecc su neexee ndey yaa jàpp ca mbagg ya waaye yéen tamit gàcce ngaalaama yéen góor ñi ñu leen di jox dig daje suba incha allah ci beneen numéro en route vers 8 mars ñu fas yéene waat dalal fii nga xam ne ay jigéen yoo xam ne ce sont des femmes fortes femmes battantes femmes leaders comme nuñ koy defee chaque jour rek moo leen di wax di leen jaajëfal yéen ñi ñu doon seetaan ci Rendo TV ak auditeurs yeeg auditrices yi ñu doon déglu ci Rendo FM di jégalu bu baax tamit ci appel yi nga xam ne jotul jàppandi ñoo ngi siy jégal bu baax rek nga xam ne technique moo demee noonu ñuy jaajëfal aussi ñi nga xam ne ñoo géré woon technique bi tax tey bu ngeen ñu déggee ñoom ñoo tax bu ngeen ñu gisee ñoom ñoo tax di am tamit mbégte saa su ne di dendandoog sama naataangoo bi di Coro Diop di kontaan si moom tamit macha allah tamit di jaajëfal ki nga xam ne moo di suñu DG di Padaf commandant Daf ma koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla mu may ko wérgu yaram bàyyi ko fi ba si kanam mu ñuy gunge di ñu teete ba si kanam incha allah. dama naan amin waaye tamit di la jaajëfal bu baax Mame Penda damay wax ne tamit contentement lay am chaque jour rek bu ma gëstoo gis la sama wet ñuy bokk plateau bi loolu damay neex lool waaye tamit damay jaajëfal ñi nga xam ne nag ñooy suñu invité tey nag ñooñu doon ay jigéenu jàmbaar ay femme leader ñi nga xam ne nag ku leen gis rek naw leen di leen ñaanal rek yàlla suturaal leen ba yéen bi woyof seen kaw waaye tamit avancé li ñu def bu baax jaajëfal bu baax ñi nga xam ne nag ñoom leen àndal tamit ñooñu tamit maa ngi leen di jaajëfal waaye képp koo xam ne moo ngi doon déglu ci rajo Rendo FM ak tamit képp koo xam ne moo ngi doon seetaan ci télévision Rendo TV ñoo ngi koy jaajëfal bu baax di jéggalu bu baax a baax auditeurs yi nga xam ne ñoo bëggoon a dugg tey te rek technique bi matalewu ko ñoo ngi jéggalu bu baax da tamit jaajëfal ñi nga xam ne nag ñoo yore suñu technique bi ñooñu fu ñu toll rek dañ leen di jaajëfal comme ni nga ko waxee sànq boo leen ñuy gis tey wala ñuy ngeen ñuy dégg ñoom ñoo tax ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax waaye nag mention spéciale à Padaf moom mi nga xam ne nag chaque jour rek moom ñuy gën a ñaax ci liggéey bi waaye tamit di dalal suñu xel ba nga xam ne fu ñu ko gisee rek xel bu dal la ñu am gën a engagé wu rek si li ñu liggéey jox ñi rendez-vous ñi nga xam ne nag ñoom ñooy auditeurs yi waaye tamit téléspectateurs yi duñ leen fàtte benn yoon di leen wax seen émission en route vers 8 mars nii lay demee chaque jour suba ñu dalal yeneen femme leader ba le 7 incha allah jox leen rendez-vous ba suba incha allah. Seki Njaay ak Atuman Njaay Abu Demba Bayu ma aje aram doy naam ya ayam ya ba doonu ba ma xefas ya moom anu saya nura bin lebu yi ko moom Seki Njaay ak Atuman Njaay Abu Demba Bayu ma